altine ñaar fukki fan ak ñaar ci koor atum junne ak ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal na jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ak lakk gu métti ni ki démb ci guddi fi nga xam ne moo di ancienne piste diwaanu Mermoz nag lakk goo xamante ni bi ab ndaw sa jigéen daan na ci daal di faatu ki nga xamante ni bi faatu na ci nag mi ngi amoon lu toll ci fanweeri at di ab kawteef goo xam ne am na moom mi Aminatu Sow ñàkk fa bakkanam delluwaat nañu fa ginnaaw lakk ga ak ñi nga xamante ne bi ñoo daas kan ak njàqare ak tiis li nga xamante ni bi moom la ñu nekkee naqar ak tiis ak jafe-jafe la ñuy dund ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo wër li nga xam ne moo di sonde captage bi ginnaaw bi nga xamante ne bi nag saa bu nawet jubee seen bopp doy ubbu waaye tamit li nga xam ne moo di yooyeeg xet gu bon gi ñuy nokki yëpp yegg nañ ko Alioune Sow mi nga xam ne def na ci gëstu dinañ ci def ab taxaw seetlu dinañu daal def taxaw seetlu li nga xam ne moo di PSE bi ak taxawaay gi nga xamante ne bi war na cee joyante yi nga xamante ne bi nag jublees na ko ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi réew mi daje ci ndaje moo xam ne waxtaan nañ ci ni nga xamante ne bi noonu lañu war a gën a mën a taxawee mbir yi lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar yi naal yoo xam ne wees na ko war a jooyantiwaat ngir mu gën a dëppoo doxalin wi nañ ci ànd ak Mame Seynabou Babou laata ñu jeexal ak xibaar yi tàggat yaram bokk na ci di ci fës Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne mu ngi woy biir réewum Sénégal ak gaynde Sénégal yi nga xam ne ñu ngi yëngu si biti réew Tour d'Europe des Lions ni ñu koy defee altine bu jot ak Cheikh Diop mbokk yi li mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar nees gis ñu def si ak faram fàcc. ak lakk gu métti ni ki démb si ancienne piste bi si waanu Mermoz jàpp Wakam lakk goo xamante ni bi nag daan na fay yàq lu bëri waaye nag li ci gën a nekk kawteef di koo xamante ni bi ñàkk na ci bakkanam ndaw sa doon wuyoo si turu Aminata Sow am lu toll si fanweer ak lu toftal moo ci daal di génn àdduna ni ki démb la lakk ga amoon ñu xëyaat delluwaat fa ak li nga xam ne moo di yàqu-yàqu yi nga xam ne seddu nañ ko fa askan wa seen bopp bu ñu nekk si njàqare si fekkeek Pape Alioune Sarr ak Mafal Fall. bërëb bi mi ngi denc ba léegi jaar-jaaru lakk bu metti lool ay kër yu bari daal di yàqu lii lu ko waral mooy lakk bi suuf si daal di ñuul kukk li nga xam ni mooy odeur bi moom lépp di dem ci fumée góor jigéen ak ndaw di dox ci li nga xam ni mooy décombre bi ngir jël bagage yi nga xam ni ñoo des ci lakk bi Mati mi ngi yor xale bu ndaw ci loxoom moom këram da ko ñàkk jamono ji amul fu mu nekk. waaw moom moo nekk nii mooy fi ñu taxaw nii kër gi amoon na ay lal ak ñu fi léewoon ay lal gis nga bii sax ci la bokk nii daa seey ak yeneen bagage daa ay yére ak lépp mu jëm ne mooy xanaa ñu kiyaate toog xaar ba sama jëkkër ñëw après bu ñëwee daal li mu wax ñu mën a xam. Mati daal di ñàkk li nga xam ni mooy këram am benn jigéen boo xam ne si moom bakkanam moo ci wàññeeku moom mi ngi tudd Aminata Sow Amet dëkk ci ancienne piste di ko firndeel la. mais nag am na benn kii bu ci wàcc liggéey quoi benn yaabooy bu ci wàcc liggéey quoi non wax dëgg yàlla man fii laa ko xamee quoi ci piste bi Amina la tudd quoi waaw mais affaire daal lakk gi daal métti na trop daal. non li gars yi ñàkkee bëri na moom ay bagages yi jàmbur sax waaw ay yére jàmbur xam nga gisoo yaay booy seen yére yu bëri dañoo lakk fii yëpp néegu yaay booy la woon. mu jafe lool ñu xam lan moo waral lakk bu metti bi ci ancienne piste waaye lu ñu mën a firnde mooy ñii di sapeurs-pompiers yi daal nañ éteindre li nga xam ni mooy jiye ji jamono ji victime yi ñoom ñi ngi ramasser seeni bagage ci endroit bi nga xam ni ñoo fi jafe ne lool te lakk tamit daat koy yàpp. jóge si bërëb yooyu lakk ga amee woon Papa Alioune Sarr wutali fi nga xamante ne bi moo di lël bi ñu ubbi ci wàllum yoon ak yoonal CPI Cour pénale internationale di ab lël bu yaatu fi nga xam ne moo di Ndakaaru toll ci fukk ak juróom-ñaari jëriñ yu yor wàllum yoon ak yoonal daal di fiy daje fekk ci fii jëriñ yi nga xam ne moo yor wàllum yoon ak réewum Sénégal Maître Malick Sall del ci waat nañ ci taxawaay yi nga xamante ne bi nag réewum Sénégal taxaw na ko ngir wàllum yoon ak yoonal waaye tamit nii mu koy ubbee mu jëm biti réew di wàllum diplomatie ci li nga xam ne moo di yoon ak yoonal di loo xam ne rafetlu nañu ko Maître Malick Sall ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Abdoulaye Wade. bu ngeen gisee cour pénal bu mel ni jógee siège am choisir Sénégal pour def fi séminaire pour waxtaan fii ak africain def naa ni war ngeen ci kontaan war ngeen xam ne que effectivement lii dafa ñëw pour saluer
justice sénégalaise donc nu ngeen ko gisee cour bi non seulement ñëw na fii mais bu ngeen seetee composition cour bi ñu bari foofu ay sénégalais lañ kii taxaw sama wet mooy procureur adjoint la cour pénale internationale xam ngeen ko moo nekkoon directeur des affaires criminelles te dernièrement moo nekkoon procureur général la cour à Saint-Louis sénégalais la kii nga xam ne mooy yore affaire internationale sénégalais tam moom tam magistrat la Amady Bal ki nga xam ne procureur boppam moo ko sélectionné pour conseiller moom tam sénégalais la muy Mamadou Racine Ly koo xam ne keneen ki nga xam ne ku important foofu la tam mooy Mbaye donc xam ngeen que vraiment ngeen xam que Sénégal dafa am poids important poids bu diis au niveau diplomatique parce que c'est quand même il faut la diplomatie judiciaire aussi te lii dafay woon que ñun suñu justice ñu ngi ci wax ñu ngi ci tuufli mais suñu justice monde entier ñi ñu xam ne ñooy référence ci monde ñi ñooy Cour pénale internationale dañu ñëw fii pour ñu woon que justice sénégalaise gàcce ngaraam. jamono jooju askan wi yeewoo si li wër de zone de captage ñoom seen bopp bu ak xeet gu bon goo xam ne moom la ñu wéy di nokki jóge si bassin bi waaye tamit wàllum ñàkkum wér-gu-yaram ak yooyu yi nga xam te ne bii moo fay jóge saa su nekk ñu bëgg nag kilifa yi gën leen a taxawu jamono ji njooytu li si gëstub Alioune Sow. zone de captage timis bi di waaj a dugg si ku nekk di waaxu ngir rek mën a egg sa kër li waral mbir mi du lenn lu dul bu lëndëmee yooyu dañuy fees dell ci bërëb bi ñi yeewoo ci gox bi ñu ngi ñuy xamal ni lu ñu dëkk ak bassin de rétention bi indil na leen ay jafe-jafe yu metti lool. bassin bi sonal nañu ci xet bi kenn du nooyi mais sonal nañu ci yoo surtout yoo parce que yoo yi nekk fii nii yoo yi ngay dégg ñuy wax ne moom moo nekk fii nii yëpp ci zone bi ci bassin bi lay jóge vraiment fii nga taxaw nii boo toogaatee 1 heure de temps ci kanam tuuti donc vers 19 heures voire 20 heures yow mënoo fi aw kenn du fi aw da ngay xool kër yëpp dañuy tëju donc raison loolu mooy favoriser sax insécurité bi parce que ñëpp dañuy toog seen kër yi donc kenn du génne avant-hier même tu as vu am na benn. ñi yeewu ci bileb gox mbir mi yéem leen lool ba waral ñuy joxoñ rek baaraamu tuuma ne nguurub Sénégal ñoom ñoo deful li leen war. autorités yi dañoo respecté wul joxuñu cër ñun ñi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci zone de captage ndax bassin de rétention bi dafa bëri ay yoo te ñëpp xam nañ ne. yoo li mu mën a feebar yi niñ mën a wàllantee yoo mën na ko def ay siburook yeneen ak yeneen beneen mitin mooy xeet gu bon gi nga xam ne tey moom mooy balle ci bassin bii nekk zone de captage dafa jéggi dayoo ñi nga xam ne tey ñooy waa service d'hygiène war nañoo ñëw tamit di pompe li nga xam ne moom mooy bassin de rétention bi. dëkk zone de captage nekk na lu metti lool ak déeg bi ñu nekkal. waral nag waa gox bi di sàkku rek ci njiit yi ñu jël ci ay matukaay yi. surtout les autorités compétentes suñ ñu mënoon a jàppale parce que man lii moom ça crée vraiment lii daal jaaxal na ñëpp ah pourquoi pas ñu mettre fi un couvercle tëj ko on peut ériger ici nii des infrastructures surtout des infrastructures sportives ñun xalaatoon nañ ko fii ci koñ bi xale yi buñ ko tëjoon nii fii mën na abriter terrain de basket. zone de captage yooyu bari fa lool li ko waral du lenn lu dul bassin de rétention bi li ni mel nag nekk na li nga xam ni dina gën a metti lool ci jamonoy nawet bi. jaajëfal ko jógee zone de captage wuti si biir Kotaan askan wi nga xam ne ñooy yeewoo foofee te loolu si liggéeyub TER bi li nga xam ne moom la ñu bëgg moo di ñu jooyanti koppar yi nga xam ne moom lañ leen jagleloon ngir wàllum ndàmpaay ndax nee nañu jamono ji ñu koy xaatim ak jamono ji wute na njëg yëpp yokk na waral nag ñu bëgg ñu yokkal leen li nga xam ne moo di seen ndàmpaay te it ñu bind ñi nga xam ne jotuñu leen a bind ci ñi nga xam ne moom la ñu war a jox ndàmpaay joxoñ baaraam waa APIX Babacar Seck. collectif yu impacté bu TER yu Sébikotane di taxawu sunu moomeel ñu ngi laaj ba léegi ay ndàmpaay yu méngoog liñ leen yàqal ñoom li ñu bëgg mooy APIX yokk koppar yi leen war a jox. jaaxle ndax jaaxle moo leen fa dugal ñu d'accord ca lañ wax te dara baaxu ci li ñu signé bàyyi ko fa lañ bëgg yëpp ñu teg ko fële dañ commencé waat à zéro ñu fay nit ñi normal xam nañ li kër di jar xam nañ matériel li muy jar lépp a seer
lépp a seer fer beeg yëpp dafa yokk kon boog nañ ñu dimbale te yàlla tax ñi ngi woote ndimbal ci ñëpp nag ñu ñëw jàppale ñu dimbale ñu bare nu 2010 bi moom lañ bëgg ñu jël ko sànni ko ndële fay ñu ci 2020 bi 22 bi ndax ciment yokku na béton yokku na lépp moo yokk lépp lu fi daa jar loolu xaaj bi mënatoo ko jënd ñu ñam ñoo déplacé wu dara leerul waxuñu ñu lu leer defuñu ñu leer loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg. kuréel gii di taxawu sunu moomeel mu ngi laaj it képp ku ñu yëkkati ci yoonu teer bi ñu dàmp la. ñun waa Sébikotane sonn nañ ba fa sonn yam xeexuñu xuloowuñu mësuñoo génn ci tali di marche ñi ngi toog boobu ba léegi mais lu ëpp tuguru ñaari at yàlla ñi ngi toog xeexuñu xuloowuñu li ñu bëgg mooy ñu fay ñu lu mu gën a gaawee ñu dem seeti leneen loo xamante ne nii mën nañ koo amal suñu bopp. parcelles yi nga xamante ne amul dara muy terrain nu yi kenn waxu ci depuis boobu ba léegi dañoo bëgg mu wax ci ñi liggéey seeni kër ba pare ñu ne dañ leen di fay li ñu liggéeyee bàyyi seen suuf tamit dañoo bëgg ñu wax ci ndax kenn mënta wax bâtiment te waxoo suuf kon nañ boole ñaar yépp ñu fay borom terrain nii yi fay ñi nga xam ne dañoo yor seen place di liggéey ñii di jaay ñii di jënd yooyu yépp ñu teg ko ci suuf kenn waxu ci dara loolu lañ bëgg mu jeex loolu lañ bëgg mu dañ fi. collectif taxawu sunu moomeel la mu ngi ñaawlu benn bi leen di woon di waxtaan ak ñoom ci seeni kàddu ñii di waa APIX dañ leen bëgg féewale. Babacar Seck askan wi yeewoo ci commune bu Guinaw Rail Nord xal seen nawet bi nga xam ne moom la ñu jëm ñu bañ a dund waame gi kàddu yi dalal xel yaa ngi tukkee ci ki nga xam ne moo di fara bu gox ba Valdiodio Ndiaye mi maire bu commune bi nga xamante ne bi moo di Guinaw Rail Nord yi xam ne lu ni mel nee nañu jël nañu nag lépp li nga xam ne moo di seen jumtuwaay ak matuwaay ngir wàjj li nga xam ne moo di nawet bi ay kàddoom moom Valdiodio ñu teewlu ko ci micro bu dal njaaj. inondation yi ñun dañoo anticiper li may wax ñi xam lañ ci dara. am na quartier yoo xamante ne daanaka pare nañ ba dugg nañ si yeneen quartier ba ku gis liggéey boobu xam ne bokkul ak liggéey yi ñu defoon bokkul sax parce que li may faral dox nit ñi gis nga nit booy liggéeyal ba saa yoo jéggee rek doo dellu si ginnaaw te actuellement li ñu liggéey ci gox bi demal yow mii ak nga jël say caméra nga dem filmer nga xool liggéey bi ñu def ak liggéey yi fi newoon man waxuma pour waxantu rek mais demal nga xool liggéey yooyu te ñëpp ñu ngi ne waaw fu mu jëlee xaalis waaye du dara. gëm-gëm rek la am yaakaar teg lépp ci loxo suñu borom comme am naa yërmande te jàpp na ñi ma àndal aussi am na yërmande ci askan wi ak jigéen ñi ma àndal yàlla dina ànd ak ñoom dina wàññeeku bu baax sax laa lay wax nii. njàngale mi ñu wutali diwaanu Mbour ak wër gi nga xamante ni bii secrétaire général bu kuréel gu ëmb ay jàngalekat di union nationale des enseignants mu ngi koy daal di amal foofu ca département ba nekk xamle ne li nga xamante ni bii moo di jàngukaay yu négandiku yi ñu duppee abri provisoire ak classe yu xat yi nga xamante ni bii li mu ndongo yi mu war a jël day jël lu ko ëpp loolee indi na jafe-jafe bu baax si njàngalekat yi li nga xam ne moo di dialogue social bi ni muy doxee baaxul waaye tamit waa G7 joxoñ na leen baaraamu tuuma gi nga xamante ne bi jàpp nañu ne dañuy daal di jëf seen yëfi bopp mënum lëm la ñuy doxe ci wàllum njàng meek njàngale mi Mountaga Kane. abri provisoire yi ak classe yi fees bay tuuru ci ay élèves bokk na ci li tardeel njàng mi ci gox-goxaani réew mi loolu mooy xalaatu secrétaire général syndicat bi ñuy dippee union nationale des enseignants du Sénégal moom nag ne fas na yéene dajeek kilifa yi ministère bi ngir ñu ba mën cee indi saafara. école yi nga xam ne presque école la yoo xam ne tour kese lay exister ce sont des abris provisoires loolu war nañ ko mën a régler classe yi nga xam ne ay classe pléthorique la parce que yaakaar naa ne jàngale benn classe boo xam ne 25 30 40 élèves bokkul ak jàngale classe boo xam ne ay plus de 80 90 élèves si nekk dafay métti et du loolu du concourir ci qualité dans les enseignements apprentissage loolu aussi une fois à Dakar incha allah dinañu gis les autorités concernées maanaam le ministre de l'éducation ak le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour que ñu mën a xool ensemble naka lañ ko mënee saafara pour que jàngalekat yi nekk dans de bonnes conditions. dellu na wax ne dialogue social moom doxul ni mu war a doxee ndax syndicat yépp nekkuñu ci. ay wax la rek ci ay wax la yam fu mu nekk nii mais pour jëf bi du demee noonu parce que nous pensons que lu mel ni comme dialogue social ça doit être inclusif maanaam du mbir boo xam ne benn pàccum syndicat kese la ñuy gis mais dialogue social loo xam ne jàngalekat yépp la war a régler donc ñu yilif jàngalekat yépp la ñu war a jël boole leen wax ak ñoom pour que mu mun a am sens am dëgg. moom mi jiite union nationale des enseignants du Sénégal joxañ na baaraamu tuuma waa G7 yi nga xamante ni mu ngi leen di jiiñ ne dañ leen a boddi ci liggéey bi. ñun lu ñu xamoon mooy élection de représentativité ñi nga xam ne ñoo gën a représentatif nan ñu représenté autour de la table de négociation avant ñuy dem dañu war a ñëw ñun seet suñu nañu war nañu seeti nguur gi suba
lan mooy seeni doléance ñu wax leen ko ñu yóbbu ko suñu paree ñu ñëwaat nañu ah lii lañ fa jëlee ak lii. Union nationale des enseignants du Sénégal mi nga xamante ni mu ngi juddoo ci collectifu professeurs vacataires yi ñoom ne lenn rek moo leen soxal mooy boole enseignants yi ñu nekk benn su loolu amul pour njàng mi dox day jafe lool. Dagaagan di ko jaajëfal ñu ngi ko doon junjit si bopp xibaar yi jëm si gën a taxaw li nga xamante ne bii moo di koom-koom kiw naataange wàllum sàmm alam gi di PSE vert dinañu daal di joyantiwaat lu toll si téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari semb yoo xam ne dugg na ci biirub lël bu ñu ubbi lu toll si fan ak juróom ay xeltukat di si daal di sëgg loolee mooy li nga xamante ne bii ubbeeku na ci Ndakaaru si taxawaay bi joriñ ji nga xam ne moom ñu dénk li nga xam ne moo di kew gi ñu dellu si waat si ndajaleeg moom Seynabou Babou. Sénégal di tegal ab feuille de route am ci wàllum environnement ci fukki at yi di ñëw lu tolloog juróomi semaine yoo xamante ne dinañ amale ab atelier ngir xool ana naka la mbir yi naka tëddee buñ sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum alam gi lu tolloog 182 programme dinañ ko xoolaat. mooy naka la ñuy fexe ba structurer ba génne ay éléments yi nga xam ne daf ñuy permettre ñu structurer lu ñu tuddee le PSE vert le PSE vert. mooy le plan Sénégal émergent ci pàcc bi nga xam ne moom la son excellence le président de la République jël parmi les priorités ci at yi nga xam ne dañ ko fal ci boppu Sénégal. Abdou Karim Sall di ñëwaat ci solowu PSE vert bu ñu sukkandikoo ci moom dafa nekk loo xamante ne day représenter lii di reverdissement wu suñu koom-koom. waaye damay fàttali le PSE vert. du rek li nga xam ne moom mooy reboisement inclusif et durable du territoire national en termes de reverdissement waaye le PSE vert c'est le reverdissement de notre économie mooy trajectoire de développement bi nga xam ne lépp luy xeetu pollution lépp luy xeetu émission de gaz dafay nekk lu néew. Abdou Karim Fofana nag di xamle ne projet bii dina tax état bu Sénégal xool ana naka lay jëfandikoo ay ressources am te du gàllankoor benn yoon lii di alam gi. fexe ba alam bi li nga xam ne mooy environnement njëriñ juddu ci waaye njëriñ boo xam ne du yàq njëriñ boo xamante ne day préserver environnement am ndaxte environnement am ni ñu ko waxee sànq dafa doon loo xamante ne ñun dañ ko fi fekk doon ko ci suñuy waajur ak ci suñuy maam te ñun it dañ ko war a delloo ngir suñuy doom ngir suñuy sëtit ñoom it doon ko ci ñun te dara du ci yàqu. dafa war a gën sax ñun nit ñu ko joxe bu ko defee fii ak juróomi semaine ñu mën a defar li nga xamante ne mooy feuille de route bu état du Sénégal ci croissance verte. bu weesoo wàllum préservation wu alam gi projet bii la nag li ko tax a jóg mooy créer ay emploi ngir mën a dugal loxoom ci wàllum programme mu xëyu ndaw ñi. xibaar yi tàggat yaram dañ koy dooree ak Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne jamono ji mu ngay wër biir mi ginnaaw bu mu jugee Ndakaaru jaar Thiès yegg na fi nga xam ne moo di diwaanu Njàmbur jaar na fi nga xam te ne bii nag moo di diggante Pire Ngaye Mékhé Kébémer askan wa dalal ko tatagal ko ànd ak kilifay gox ba waaye am na ñoo xam ne jàpp nañu ne waxtu weeg app wiñ ko daal di wutal ak ñàkk gi yëgle gi tax na mu desee xumb ni mu xumbee dëgg Amadou Ba rek Seydina Mbaye ñu ngi ñuy toppal coupe. ci route nationale numéro 2 ginnaaw diwaanu Thiès Tivaouane Pire Ngaye Mékhé ak Kébémer nag nekk ay étapes yi nga xam ne kenn mënu ko teggi laata nga yegsi diwaanu Louga bu ñu yegsee ci dëkk bu nekk autorité municipale yi ak ñu teewal nguur gi daal di génn bu baax a baax pour teertu nag délégation bi bàyyi ko ministère des sports. jeune bi di supporter inconditionnel Lions yi di marchand ambulant di xamle ne lu ëpp ñetti weer ginnaaw bu Sénégal jëlee Coupe d'Afrique mënoon na gën a teel a ñëw ci diwaan yi. coupe bi dañoo soxloon dafa yéex a ñëw quoi dafa yéex a ñëw ñun dañoo soxloon ci tànk bi instant boo xam ne dañoo kontaan bi ñu kontaan bu ñu ñëwoon foo heure boobu dinañ solidarité ñun ñëpp ñu jënd suñu moyen Sénégal ñu féete coupe bi ba mu baax wala ñu organiser ko boo xam ne bu ñu ñëwee rek dinañ ko teeru bu rafet boo xam ne day ànd ak teggin ak yar ak lépp daal ñun loolu lañ soxaloon ci terrain mais mënuñu koo am daal mais instant nii am nañ ko kontaan nañ tamit kontaan nañ mais kontaan bi des na ñu instant ci tàng bi lañ ko soxla woon bu ñëwoon ci tàng bi day yi ko instant nii suñu kontaan de wàccagul mais instant nii wàcc na ba
mënoon nañ gën a teel a ñëw ci région yi ci waxtu boo xam ne délégation ministère de sport autorité dëkkam ñu leen di dalal waa ji yore mototaxi wax ne gisu ci boppam ci bile tournée. fee laa toog rek sama benn waay moom moo may wax xanaa yëgoo la xew ma ne ko lu xew mënu ma coupe bi quoi ma ne woon mënu ma coupe d'Afrique bi nag ci gars yi jaar na quoi ma ne man na yëgu ma dara ci laa jóg nag parce que man xam nga man affaire de football man dafa ma intéressé man ci doon nag laay man waaw parce que xam naa ne bu ko gars yu bëri ñu ci mal ñu ci bëri buñ ko yëgoon dinañ am nañu def quoi gars yi yëpp génn xam nga dëkk bi fees xam nga waaw communication moo des. waaye ci ambiance boobu am ñi nga xam ne ànduñu ak doxalin ministère de sport bi ci bile tournée beneen critique ak beneen xalaat pour nit ñi gën a gis seen bopp élève bi nekk en classe du 5e daal di xamle ne bu sañoon fédération sénégalaise de football daal di ci embarqué benn wala ñaari joueur ci tanière bi pour nag public bi gën a génn. nag gënoon na mën a rafet nag ñu bàyyi ba ñun ñëpp am temps. ci nga xamante ne joueurs yi nga xamante ne ñoo football woon Cameroun ñu jël ci benn joueur comme ku mel ni Ismaïla Sarr wala Pa Abou Cissé ñu def ko ci coupe bi ñu waraale Sénégal man daal loolu laa gisoon mais daal comme ko def. caravane bi di woyandi tournéem ak tey jii nii ci Ndar nga xam ne ñu ngi koy xaar bu baax a baax. jaajëfal leen moom Amadou Ba rek ki nga xam ne moo di Seydina Mbaye mi mu àndal ñu des ci wàllum tàggat yaram ba léegi wax ak gaynde Sénégal yi nga xam ne ñu ngi yëngu ca biti réew daanaka championnat yi daan nay jeex nag njeexital goo xamante ni bii Manchester City ñi nga xam ne ñoo di waa Liverpool mujj ñu jël ndam si ñoom si li nga xam ne moo di Premier League ba Sadio Mané doon koo xamante ni bii dugal na waaye nag fukk ak juróom-benn lu bitam boobu mu dugal si saison ren bi taxul ñu mën a jël ndam la donte nag amal nañu ab jongante bu ràññeeku ñëpp si ñi nga xam ne ñoo di gaynde nekk sa Angleterre jeexal nañu ñoom it seen i jongante ni ki démb Gana Gueye moom bi muy jeexal ab jonganteem ba bërki démb it mbooloo mu takku ñu génn ànd ak moom say stade ba ngir jàppal ko tànk Bamba Dieng ak Pape Gueye ñoom daan nañuy jàll si li nga xamante ne bii moo di Ligue des Champions ginnaaw bi nga xamante ne bii nag Fodé Ballo-Touré ak waa Milan daan nañuy nekk champion foofu si diwaanu Italie wërngal bi ñu ànd ceeg Cheikh Diop. championnat bu France jeex na tàkk coow li ànd ak Idrissa Gana Gueye it naka noonu Paris Saint-Germain moo daan Metz daanu yaatu te ci jongante boobee sax milieu terrain bu Sénégal bi dugg na rek am jàppale ay supporteram defet boobee Metz am moo tax sax moom Pape Matar Sarr Pape Ndiaga Yade ak Opa Nguet ñu dem ci 2e division bi loolee it moo may AS Saint-Étienne Moussa Thioub ak Assane Diossé ñu mën a rek am yaakaar des ci 1e division bi gannaaw ba ñu waree jongante barrage seen digganteeg Auxerre Papa Alassane Gueye bokkoon na ci ba ñuy tàmbali Marseille moo daan Strasbourg 4-0 ngir may leen ñu jeexal ñaareel ci championnat bi te it qualifié Ligue des champions saison bi ñu dëgmal Angleterre foofee Sadio Mané dugal na fukk ak juróom-benneelu bitam saison bi ci championnat bi waaye Liverpool gëm na ko lu yàgg laata muy xam ne at mi ñu nekk Manchester City moom championnat boobee United moom Crystal Palace mu Cheikhou Kouyaté moo ko daan 1-0 moom sax dugg na ci ñaareelu pàcc bi Nampalys Mendy jeexal na saison bi ak titularisation ak it ndam loo xam ne am nañ ko muy lu yaatu 4-1 seen diggante ak Southampton naka noonu Chelsea ak Edouard Mendy mi daan Watford mu Ismaïla Sarr 2-1 te moom sax wàcc na ci 2e division bi bu yàgg. Italie foofee Fodé Ballo-Touré ak Milan AC ñoo jël championnat bi ci kanamu Inter de Milan. Kalidou Koulibaly ak Napoli ñoo jeexal ci ñetteelu place bi qualifié rek Ligue des champions. Keita Diaobali ak Cagliari Saliou Ciss ak Nancy Lorraine Mamadou Loum Ndiaye ak Deportivo Alaves ñoo dem rek ci 2e wala 3e division. porox ndollu bi ñu jagleel biennale bi di wàllu aada ak cosaan pavillon bu Sénégal gaaral yu bëri yu feccanti ko ku nekkit li nga xam ne moom nga fa indi tey la ñuy daal di gaaral ngir ñu mën a bàyyi xel doxalinu biennale bi Mamadou Dieng ak Sidi Niang. pavillon bu Sénégal may artistes yi ab cadre d'expression ku ne ci ñoom di nettali histoire am ak li mu dund jaare ko ci xarañteef bi mu am ci aar. parce que foofu ku nekk da ngay jéem a wane sa culture pour wane ne yow tu n'es pas acculturé pour wane ne yow fàttewoo sa aada ak sa cosaan man damay dugg ci collège yi di dugg ci université yi di dugg ci maison de vierge yi di dugg ci camp yi nga xam ne dof yi fa noonu nekk di leen jàngal culture sénégalaise ñun ñooy ñan ñun ñooy kan ñun nan la ñuy dundee ak ñun lan moo tax ñun ñu nekk lu ñu nekk. commissariat pavillon bi ne li mu bëggoon waxtaan na kook ñoom ca njëlbéen mooy diversifier création bi ci pavillon bi
ñu jagleel Sénégal ci noonu artistes yi ku ne di àddu ci thème bi nga tànn. parce que man dama tracé rek benn mbir boo xam ne benn paan la ku nekk nag loo ci am rek nga boole ko ci loolu nag bi nga xamee ne mat na moom laa wone ne ñii artistes yi lii la ñu xalaat ci Sénégal actuellement lii la ñu xalaat ci li Sénégal mun na peut-être def pour projeter wu ci ëllëg. pavillon bu Sénégal ñu tuddee ko Losito muy tekki ci mandeng taxa ñu mat thème bi li muy junj mooy dëkkin wi ci Sénégal bu fekkee ne sax wute nañu yenn saa yi ci caada wala ci cosaan. saa yu matt nag dafa am ay matt yu gudd matt yu gàtt matt yu dëng matt yu rafet matt yu rafetul mais loolu yëpp nu ñu tooginee rek war nañ koo mun a méngaleeg li nga xam ne lu rafet la mu war a def que sénégalais yi mun a bokk ànd parce que bariwuñu et monde bi enjeu yi nga xam ne moom moo koy suuxat actuellement dafa laaj ñu ànd bokk fi ñu jëm bokk li nga xam ne moom la ñu war a bokk pour que Sénégal mun a avancer mun a jëm kanam. Sénégal bokk ci exposition IN luy tolloog ñeent fukki artiste di nettali seen dund ak seen jaar-jaar fii ci pavillon bu Sénégal ci musée des civilisations noires. tudd nga benn bi Mamadou muy exposition IN maanaam ñi nga xamante ni bi ñooy fës of it am na ci di ñaari xeeti exposition yoo xamante ni bi moo am ca biennale ba lan lay wund ak lan moo ko tax a jóg ak gan teqatle lañ ci war a mën a def dañuy tomb teewlu ki nga xam ne moo di Massamba Mbaye mii nga xam ne moom nañu daal di jiital si pavillon bu Sénégal ci yooyu lay gaaral ba léegi si micro Mamadou Dieng. Des expositions qui sont IN. Ces expositions-là, en fait, c'est les expositions dites officielles. Il y a l'exposition internationale. Donc... exposition IN mooy yi nga xam ne ñoom ñoo officiel dafa am ay artistes yoo xam ne dañu defoon ay demande ne dañu bëgg a bokk ci biennale bi commissariat bi tànn leen mu toftalu ci itam yeneen yëngu-yëngu yi nga xam ne ñoo ngi kaa def fu ci mel ni fii ci pavillon bu Sénégal nga xam ne maa ko jiite wala fu mel ni pavillon bu Chine activité yooyu boo ko boolee dafay doon lu officiel moom la ñuy woowee IN ci biennale bi. exposition off yi nag boo ko déggee ay privé ñoom dañu dajaloo bëgg a gunge li nga xam ne moom moo di biennale bi ñoom nag bépp yëngu-yëngu boo xam ne amal nañ ko mu jëm ci biennale bi dañu kaa woowee activité off yooyu nag ku ci bëggoon bokk ab demande rek ngay def benn mail bu ko defee am na comité boo xam ne moom moo koy jàngat moom moo yor lu ci jëm xalaat wi mooy activité off yi mën a gunge biennale bi waaye dafay respecter thème bi ak ni nga xam ne noonu la ñu ko xalaatee. mettre ça en musique. L'idée, c'est que le Off Plus accompagne la biennale, mais tout en étant en fait dans le thème et dans les valeurs fondées. jaajëfal leen Mamadou Dieng ak Sidi Niang ñuy toppal xew-xew yi tukkee foofu ca biennale ba jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi fii la ñekkate jataay bi la xibaar benn jataay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Khalifa Diakhaté nees kiis la total di wéy nekk Cheikh Hassana Fall xibaar yi di wéy di si www.emedia.sn jërë ngeen